صلاة الذي في كل سار وفي سفر. Téléspectateurs ITV ñëwaat nañu beneen seen émission bi ñu duppee les grandes conférences nag gis ngeen ne yéen a ngi koy seetlu bés bu nekk daanaka muy am ci waxtu bi fii ci ITV di waaj li nga xamante ne mooy màggal 18 safar 1442 tey nag ñu am thème bu am solo gis ngeen ginnaaw bi ñu waxee li nga xamante ne mooy résidence surveillée Cheikh Ahmadou Bamba gis ngeen mouridisme ak li nga xamante ne mooy technologie wax li nga xamante ne mooy les droits ak devoirs yi am ci biir famille bi leeral ko gis ngeen wax na mahabbatu rasul mbëggal bi nga xamante ne Cheikhul Khadim amoon na ko si yéen saa salaam tey nag ñuy wax beneen dimension on va parler des dimensions les grandes dimensions les principales dimensions les dimensions de base yi nga xamante ne moo am ci li nga xamante ne mooy màggal gi on va parler dimension culturelle socio-culturelle daanu wax ci dimension bi nga xamante ne mooy éducative dimension bi nga xamante ne mooy internationale ak diplomatique dimension spirituelle parce que ñi nga xamante ne mooy côté ruux yi côté jaamu yàlla yi donc daan tànn lu mat 7 dimensions parce que lenn ci borom xam-xam yi tënk nañ 7 dimensions ñoo xamante def nañ ay études n'est-ce pas yu am solo tey loolu mooy sunu mawdu bi nga xamante ni moom nanu nar a leeral fii ci les grandes conférences ñu ngi ciy jàppale ay kilifa yu mag gannaaw loolu nag damay jox kàddu ki nga xamante ni mooy sama sëriñ docteur Cheikh Gueye mu campé débat bi ba pare présenté ñaar ñi nga xamante ni ñaari kilifa yi nga xamante ni tey ñoo ñuy wettali fii ci les grandes conférences sur ITV sëñ Cheikh. asalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi nuyu ñi nga xamee ni ñëpp ñoo ñuy seetaan di santaat waa ITV ci partenariat bi di sant bu baax a baax sëñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma bi nga xamee ni moo am idée originale bi di sant tamit imam Biram ci pas-pas bi ci taxawu gi di bég bu baax a baax dellu siwaat fi ci bii émission di les grandes conférences ñu ciy dalal tey ay kilifa yu mag comme niñ ko tàmmee di def di ci dalal ki nga xamee ni mooy sëriñ Ibrahima Faye nekk na kilifa gu mag gu ñu nangul kilifteefam ci réew mi nangul ko xam-xamam mi ngi jàngee alquranul karim fi nga xamee ni moom mooy kër Mamour daara sëñ Muxtaar Diop ak fi nga xamee ni moom mooy kër sëñ Cheikh Mbacké ca Thiès foofu fa la jàngee xam-xam droit islamique ak loi islamique ginnaaw gi sëñ Ibrahima Faye def na certificat d'études primaires élémentaires ci franco-arabe fa am ci brevet am ci baccalauréat ci institut Al Azhar jóge fa dem Égypte donc fa la amee ay diplôme am premier degré deuxième degré ci finance islamique ak études approfondies en droit islamique ak en tourisme islamique tamit mu doon koo xam ne tamit dafa spécialisé ci mbiru informatique ba fi mu toll nii fi muy jàngale fii ci Dakar ñu xam ko bu baax tamit loolu la fay jàngale mu doon aussi koo xamee ni personne ressource la ci télé yu bari ci rajo yu bari doon koo xamee ni xam-xamam ñëpp ràññee lañ ko ñi ciy dalal tamit ki nga xamee ni mooy sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Diagne ñu Khadim Bamba Diagne mu doon titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'université Cheikh Anta Diop nekk directeur laboratoire de recherche économique et monétaire. Docteur Diagne est aussi spécialisé dans les questions monétaires, bancaires et financières. Il est auteur de plusieurs livres xam naa dina ci dellu si ñoom ñaar la ñu woo tey ci waxtaanu les grandes conférences waxtaan wi nag war a jëm comme ni nga xamee ni noonu nga ko waxee ci màggal gi le màggal dans ses différentes dimensions le màggal suñ koy wax dafa am lu ko indi dafa am tamit kuy màggal ne kan mooy màggal lan mooy màggal yan dimension la màggal gi recouvrir
comme ni nga ko waxee mu am dimension spirituelle mu am dimension économique am dimension sociale am dimension culturelle am dimension infrastructurelle ndax ci ab bërëb lañ koy defee wala ak ay bërëb kon yooyu dimension yëpp moom la ñu bëgg tey ñëw jàngat ko ci fànn yu bari ngir ñi nga xam ne ni ñoo ñuy déglu ñiy màggal ak ñi nga xam ne ni màggaliwuñu xam réellement lan mooy xóotu compréhension bi nga xam ne ni moom la ñu war a am ci màggal loolu moo tax a jóg waxtaan wi Imam Birame tey. jërëjëf sëñ Cheikh ni nga campé débat am na solo mbokk yéen tey seen émission les grandes conférences tey ñu waxtaan ci nga xamante ne mooy benn thème bu am solo comme ni ko sëriñ Cheikh jiitale ci kàddoom le màggal dans ses différentes dimensions mooy dimension yi nga xamante ni moom la aju. sëñ Ibrahim Faye si yow laay commencé gis nañu ni ko sëriñ Cheikh waxee jàng ba xam-xam bi leer j'ai retenu ñaari mbir côté tourisme ak côté informatique je pense que bu ne màggal bu ne pèlerinage am na tourisme religieux n'est-ce pas yaa koy dëggal après mais bu ñu ñëwee déjà dimension spirituelle bi nga xamante ni mooy ruux yi wala dimension religieuse bi jaamu yàlla bi nañu tënkalee c'est-à-dire nooy layalee màggal d'abord ci diine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه عليه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقته mbokk yi baax yi ñu leen di nuyu ci fii ci TV tàmbalee ko ci suñu xarit suñu wëllëre suñu Cheikh Gueye mi nga xamante ni suñu ñëw fii moo ko sabab ànd ak Serigne Birame ak Serigne Khadim Bamba mi nga xamante ni ñoo seq jotaay bi ñu kenn ci donc yi ñëw ci ëttu xam-xam macha allah ginnaaw bi ñuy sargalee ci am initiative bi ñu Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ci taxawaayam ci kër Cheikh El Khadim waaye taxawaayam ci réew mi yëpp di ko sant màggal ci wàllu spirituel dañ koy layele ndax l'islam lépp ay ci lay la maanaam dañuy wax ni li tax yàlla indi fi doomu aadama te mu nekk fii ëppul jaamu yàlla te it di wax histoire yi demee noonu day tax nit ñi gën a xam ci li ñu jàpp ndax ñaare ngëm gu dëgërul ngëm gu boroom xamul la mu war a xam day déngi ngëm dafa war a toog loolu nag boo ko gisee suñu borom di ko nettali rasulullah alayhi salaatu wa salaam ngir mu dal bismillahi rahmaani wa qul lan naqussu alayka min anba'i rusuli maa nusabbitu bihi fu'aadak wa jaa'aka fi haadihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikraa lil mu'miniin xoolal foofu nee na ko danaa la nettali la nga fekkul woon pour nga mën cee jël ay leçons moo tax les récits dafa am solo ci Alxuraan wa qul lan naqussu alayka min anba'i rusul mbooleem la nga fekkewul te war koo xam dinaa la ko wax ndax képp ku fekkewul démb te xam ko fekk sa tey dund ko da nga mën a xayma sa ëllëg kon màggal baatu màggal seen Cheikh Ahmed Tidiane seen Cheikh gi mooy mi ngi njëkk mi ngi duggee ci dictionnaire bu wolof màggal baatu wolof la Serigne Touba ko dolli ci dictionnaire bu wolof baat la bu Serigne Touba créé ndax lu jiit Cheikhul Khadim màggal amul woon tout màggal amul woon ci dictionnaire bu wolof comme bu dee tubaab naan Larouche waaw bu dee ci dictionnaire bu wolof Cheikh Khadim moo ko ci dolli baat bi comme ni Senghor yokkoon essence yi voilà ma ko léegi Cheikhul Khadim suñu borom da ko dimbali woon ba muy réfléchir globalement waaye agir localement ok loolu Senghor waxoon ne enracinement ak ouverture Cheikhul Khadim da koo symbolisé woon te l'islam lépp rituel la ay jaamu yàlla ak jaamu wi moo tax te bis mënta ñàkk yàlla am na bis wa zakirhum bi ayyaamillah màggal dafa am ci sëriñ bi wér ci diine moo tax sunu borom nee na am na ay bis yowmul xajjil akbar bisu sunu borom la waaw yonent bi am na bis Cheikhul Khadim nag ci liggéeyam bii mu doon defal boroomam te waxal boppam ni sababu xaybatiya mu ni sabab gi nga xamante ne mooy sababu génn gi sunu borom moo namm ci man an allaha arada an anaali minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaaliman fi dawmi
nee na génn bi ma génn suñu borom dafa am lu ma nam mooy ma am daraja ju kawe waxal na ko boppam darajati taalu wa laysa tanxafit wa man naxaa minal wara xaf jëkku daraja ju kawe yoo xamante ni fu waaye tokkamti ko seen ma waaye nag waan akuna shafi'an li qawmi ma ràmm sama xeet waaye waan akuna xaadiman fi dawmi may jëwriñu rasulullahi ci àdduna di ko liggéeyal kon bis bi nga xamante ni moo sabab loola Serigne Touba amul benn lenn lu ma santaane ñu defal ko gannaaw lu dul bisam bi te moo ko santaane di ko defal boppam ci nekkam 1921 ba 27 bàyyi kook taalibe yi bàyyi kook ak njabootam ñu koy dundal kon màggal bis la boo xamante ni ci Islaayil ci diine mooy bisu jaamu yàlla la ndax boo demee ci borom xam-xam dañ naan alhamdu ashukru bokkul bu ñuy alhamdu mooy cant li mu concerné mooy xol ak làmmiñ bu dee ashukru daa gën a yaatu mooy danga koy fas ci sa xol wax ko ci say làmmiñ defe ko ci say cër loolu nag mooy jàmm yàlla gi nga gën a mag mooy la la yàlla defal nga dellu ko njukkal kon bisub màggal ci Islaayil ci diine muy bisub jaamu yàlla la parce que nit deful ëpp ci àdduna jaamu yàlla ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga ñaar ñi nit a jinne jaamu ko rekk a tax yàlla bindee Sëriñ Tuubaa nag fexe na ba tàggat ñi ko yàlla booleel ci jaamu yàlla ci bis yi yëpp rawatina nag bis yi nga xamante ni bisu berndeel ndax jaamu yàlla gën a mag bokk na ci fexe ba suural biiru jullit boobu fas yéene koo reesale jaamu yàlla ndax wax na ci Masalik moo gën tabax junniy juma. macha allah monsieur Ibrahim bu fekkente ne dimension spirituelle mooy jaamu yàlla gi léegi nooy relier maanaam jamono ji ñu toll parce que boo xoolee daan ñëw ci yeneen dimension yi mooy festival yooyu mais dimension jaamu yàlla bi bu ñu seetloo premièrement li ni miinoon mooy nit ki su demee bay ñëw ba am ndam lay sant wala lay bàkku ñi sant ñi bàkku ñu seetlu moom ba muy dem daanaka fu muy jëm mu nekkoon loo xam ne noonu baa ko fay waajal lu ne bi muy dem Gabon 1895 ngay dem ci foo xamante ni kumpa la nga déparé loolu maanaam ban nooy defee lecture boobu maanaam départu jaamu yàlla gi ñu def ko li nga xamante ni mooy fàttali li nga xamante ni moom mooy jaamu yàlla gi xam nga miinu ci àdduna jëm ci lamb di bàkku waaye Sëñ Tuubaa daa xam da ko yàlla da koo xamaloon ni bu demee day am ndam mbër moo xam ne boo demee am ndam ndax nee na mbër mu yàlla samp tubaab bi mënu ko seppi waaw te mbër la mu yàlla samp rasulullahi wéttilim ak ahlu badrin xaraj ci yow ma sabti samina asar li xidmatil muxtaar fii sahri safar dafa ni bi muy génn len doo nga ma génne mooy lan liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye tubaab bi la mu mën def na ko ndax dafa am ñaari sabab dafa am li naan sens propre ak sens figuré moo tax màggal gi dafa am ñaari sens moo tax tey ci dana baax parce que ci sens figuré bi si ñëpp lat Mbàkke mooy nettali woon ci Daaru Xudoos bi Cheikhul Khadim di koy xel woon rasulullah yi feeñu ko fa ànd ak ahlu badrin waaye am na benn barrage mu bëgg àgg ci ñu mënu ko daal di dañ rasulullah yi sama xemeent fi yëpp mooy àgg ci nii mun ko wees na nag yéen tamit ni ko wees na temps bi wees na jamono bi wees na barab bi nekkatuñ ca tour deret wees waaw lépp wees na xanaa lu dul ñu boole ak noonu di gën a jan te ëpp doole te du la yërëm mu lay mbugal di la nattu boole natt yi suñu borom yaa boo yàqulee rek alko waaye boo ci réussir da nga bokk ci ahlul badrin Sëñ Tuubaa daal ni ko ci dama bëgg a bokk ci ahlul badrin ndax foo takk jom ji wees na ko foo takk ngor gi wees na ko foo takk ngëm gi wees na ko te Sëñ Tuubaa xam na ni dafa amoon ñett yu mu soxla woon mooy sëñ Abib ñu ngi koy nettali dafa taalibe yi dañoo gis ci moom parfum benn gët gët ñëw di ko xeeñ ci moom di ko ci wut si te xam na ne xeeñ na ko waaye amul kon liy ngor ci moom di jëm ci moom mooy dem uti ko waaw te la ko koy mën a may mooy dagg lépp du doom du mbokk du xarit moo tax damay faral di wax liggéeyu Cheikhul Khadim bii waxal na boppam ni nee na man donga moo ko waxal boppam bi mu demee nag pour wuti parfum booba mi ngi mel ni rek nitul yàlla la waaye ñu yaakaar ci moom shafaa ramm exemple léegi ramm nag dafa am lu muy prix boobu nag la jënd ba mu jar moo tax Sëñ Tuubaa li moom moo ko moom ndax dafa ne liggéeyal naa jaamu naa sunu borom ba yàlla nangul ma ajaaba ni rabbu sama liggéeyal naa rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ba mu nangul ma moo tax xaadim gii lu turu mu tuddee boppam
raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimahu wa abdallahi nee na yàlla moo sàkku ci yonent moo sàkku ci yàlla dañ koy bàyyi xel dañ naan moo tuddi boppam xaadimu déedéet garat la ba tax may faral di wax ni Ahmadou Bamba am na waajur am na njaboot waaye xaadimu rasul amul waajur amul njaboot amul dara ndax garat la moo tax rasulullahi moo sàkku ca boromam sëñ Cheikh waaw sëñ Tuubaa ko bindal boppam daa di ni ci yàlla pour sëñ Tuubaa nekk ab liggéeyaa ko nag yàlla nangul ko lool def ko Cheikhul Xadim radiyallaahu anhu moo tax mu ni ku sax ci di ma liggéeyal mooy li nga doon wax mu ni hab lillazina saaraxu fi xidmati fa lahumu diyaaru wasatil jannati nee na ñiy liggéey ñi may liggéeyal yàlla ñaan naa la te sun sëñ Tuubaa nee na ajaaba ni rabbun yàlla na nga la ma bare seeni kër ci àjji na diggu bu mu fekk kon boo ci déggee boo ci mënee déggee dara mooy dafay wane ni Sëriñ Tuubaa liggéeyam bii lépp dafa cohérent léegi nag jàpp geeg génn geeg yëpp yëfi zahir la maanaam nit bëggul ku ko tane xam nga nit ku ñuul ak ni mu mel te li ko génne lépp ci 1895 ak lépp booba ay noon dañ cee rax yu biir ak yu biti ñu koy sosal ba tubaab bi jël ko déporté ko te tubaab bi ci histoire xam nga am na loo xam ne indi xel teg rek waaw ci histoire tubaab bi mos a génne ku mu indiwaat ci Afrique de l'Ouest amu fi waaw ci ñi topp histoire nag quand même ñi nga xamante ni xëy na maandu nañ ci loolu moo tax boo amee jëmm ju mel ni Cheikhul Khadim da nga ko war a génne jaay ko ak àdduna parce que li mu indi ci wàllu lislaam indi ko ci wàllu ngor indi ko ci wàllu jullit nga xam ne ba muy dem la xam ne day daane parce que ki mu àndal suñu borom subhanahu wa taala ndax nee na rasulullah moo ni ko insi wala taxsal xarab demal bu la ragal kenn ku la war waaw ahlu badrin ànd ak moom waaw daal di koy gaw léegi nag lépp loo xamante ni ahlu badrin ay malaaka la ñu ay nit xam nga ñooñu xajuñu ci nit te Sëñ Tuubaa nee na mbind mi ma doon bind nee na ci di leen dal su ma continué woon bind ba ñoom ñëpp al ko tubaab képp ku yéefar nga al ko nee na mbind mi ma doon bind di leen dal waaw di jihaat nee na su ma continué woon bind ba mboolem ku yéefar da nga al ko te moom du al ak kenn waaw moo tax mu jéggal leen afawtu anil a'daa'i turran li wajhi man ak afawtu ma li wajhi llaahi maa safi kalkal yi nee na jéggali naa ànd ak xol bu sedd guy kon Cheikhul Khadim daal ba muy dem moom daa xam ne day daan mbër muy dem nag tey daan yi moom bu ko neexee bàpp jërëjëf sëñ Ibrahima Faye mbër moo xamante ni dafa xam day daan bu moo tax mën na bàpp laata muy dem sëñ Ibrahima docteur laay wax sax docteur Khadim Bamba Diagne docteur bu ñu ñëwee ci wàllu dimension économique parce que dama koy maa ngi ñëwaat ak Ibrahima docteur bi nga xamante ne mooy wàllu dimension festive yi laata gi nga xamante ne mooy docteur Cheikh mu résumé bu ñu ñëwee si dimension économique gis nañ ni les rares événements ci Sénégal yi nga xamante day am impact déjà visuel ngay gis ay oto yu manqué ay nit ñoo dul gis à part tabaski te bu dee tabaski gis na muy mel Sénégal donc képp ku nekk Sénégal ku fi yeewoo maanaam bu màggal desee ñaari fa ñetti fan da nga koy gis da ngay gis nit ñi dañuy maanaam ñëpp dañuy changer comportement daanaka ñëpp dañuy adapté wu loolu moom bëtt ñu koy may mais li ci biir ñeneen ñoo koy wax yenn borom xam-xam yi bu ñu demee Touba dañu gis ñetti fan yoo xamante ni daanaka di nga gis loo xamante ni nit war na ko dundee ci benn weer mën na ko dundee ci benn fan. muy loo xamante ni te li gën a yéeme mooy at mu ne day gën a yokk booy jël dimension économique nga xamante ni nga jëlaal li nga xam mooy historique parce que dañuy xool ne chaque année day gën a yokk dimension économique màggal gi ban lecture nga ciy def d'abord. maa ngi lay nuyu di nuyu docteur Cheikh ak sëñ Ibrahima xam naa ni kontaanoon naa bëgg moon mu arrêté man moom dégloo ma gënal wax. ndeysaan surtout nag ci lu jëm ci wàllu Serigne Touba. ndeysaan ndaxte boo xoolee dimension économique bi Serigne Touba liñ ci wax lu bëri loolu conséquences yi la. ay conséquences la. mais gis ñu lu ko lal dañ ciy fàtte di gëstu souvent boo xoolee. Serigne Touba ba mu décidé wooteem ba bëggul woon it créewul woon tarixa communauté société la Serigne Touba doon créé te société dafa soxla aspect culturel aspect politique économique ak lépp pour war na ni communauté la doon créé lépp loo xamante ni dëkk société da ko war a am Serigne bi da ko fàggul boppam
xam nga jamonoy sëriñ bi boo liiree tubaab ñu mel ni ñoom Philippe Couti nga xamante ni moom xam nga tubaab bi bu jéemee ci yow mënul day jël ay borom xam-xam ñu bind ci yow pour yàq la waaye nag bu dee borom xam-xam ba yow tamit booy liir day am nooy liire da ngay xam ku ci nekk ku bind rek am na lu ko tax a jóg dañ doon wax naan bu ñu wax ci Serigne Touba ñu ne murit yi jamono Serigne Touba dañoo amoon souveraineté alimentaire c'est-à-dire que Serigne bi daan bay 45% dugub 55% gerte dugub gi mooy seen dund gerte mooy la ñuy commercialiser léegi dañoo am ñoom réglé nañ seen problème souveraineté alimentaire ba pare amoon loo xamante ni dañ koy jaay moo leen a fàggul loo xamante ni lépp loo xamante ni bëgg nañ ko def ci yoon bi ñu def ko ci yoon bi ndax Serigne Touba xam nga économie culture moo ko laal. économie culture moo ko laal. sëñ bi ba mu ñëwee li mu ñu njëkk a defal mooy dañoo tenq ci ñaari culture yi nga xamante ni dañoo najoon muy Occident ak Orient Serigne Touba même ci ay tur yi ngay gis ci waa këram sax da ngay xam ne kii mi ngi wut loo xamante ni mi ngi ci diina waaye originalité bi la ko bëgg a génneel. mooy li sëñ Ibrahima waxoon baatu màggal mu nekk baatu wolof. voilà bu ñu créé ci léppam ndax xam na ni tubaab yi dañ naan qui apprend ma langue assume ma culture et qui assume ma culture subit le poids de ma civilisation nit moom boo ko nàmpalee ba muy wax sa làkk rek. mel ni yow. voilà am na ñoo xam ne dañuy bëgg a tubaab la am ñoo xam ne dañuy bëgg a naar waaye originalité murit da ngay xam ne kii dafa am lu ko dañ ko togg da ngay gis murit nii tey ci kanam tuuti di ngeen gis ay boutique yu murit boutique ñu fay jaay ay yërey murit dàllu murit parce que culture la boo xamante ni le besoin est déjà là. tout à fait parce que culture la boo xamante ni dañ ko togg sëriñ bi dafa bëggoon tenqeeku ci lépp du arab yonent bi moo ñu gën waaye arab gënuñu tubaab beeg doole mag li mu mënoon lépp coloniser nañu waaye moomuñu il fallait que nit ku ñuul parce que dañ ñoo mës a wan voilà dañ ñoo mës a wan ni yéen tekkiwu leen dara matu leen dara dañ leen jàppee jaam di leen coloniser donc Serigne Touba li mu njëkk a def mooy tenqi boobu ba muy naan ci Masalikal Jinaan la couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension mais wan la ni yeewu leen c'est pas parce que dañ leen a coloniser wala dañ leen jàppe woon jaam que ñoo leen gën ñoo leen ëpp xel donc Serigne Touba loolu la njëkk a def tenqi la moo tax mbégte bi bu murit yi am dañuy wax toujours complexé ak décomplexé Serigne Touba dafa def ci murit yi baat boo xamante ne tubaab bi créé woo ko mooy ñoom murit jàpp nañu ku dul ñoom ñoo la gën murit kenn rek la nangu mu gën ko muy mbokkum taalibe waaye foo leen mën a yóbbu ci àdduna amul dara lu loolu mën a def ci ñoom day mel ni wurus rek foo ko mën a sànni bu génnee doon wurus dara mënu koo yàq fu ñu mën a dem ci àdduna mbégte bi ñu am ci doon murit gi ñu doon xam nga nit mën nga dem fenn ne bàyyi ma jëmoon niroog ñoom wala nga non mais murit c'est-à-dire que loolu mooy liggéey bi Serigne Touba njëkk a liggéey. mooy philosophie kër Serigne Touba fépp ci àdduna. tout à fait parce que te boo xoolee vision économique Serigne Touba da nga koy xool parce que bañ ko yóbboo Njaareem Serigne Touba dafa commencé mool son modèle économique. résidence bi. ci résidence da koo mool 15 ans. Serigne Touba dafa mool gis-gisam ndaxte boo xoolee te da koo teg ci yoon boo xamante ni lépp lu ñu am rek damay naan conséquence la man damay naan su may wax ci Serigne Touba du ma wax système tubaab daf ñoo jàngal man ma jàng dugg école jàng ba nekk docteur jàng di liggéey wala yu demee noonu mu am système murid bi am système boo xamante ni da koy jàngal yar ko par jàngal ko muñ amul ci système tubaab. xanaa mooy Ibrahima waxoon sànq rek muy am yoon du ngeen ko am. waaw parce que muñ boobu. xanaa mooy dëggal premièrement balaa ngay booy jàng mun la kur kaatama di dur. wallaahi parce que. wala dara di xew. parce que xam na ni loolu mooy tax lu la mën a foo mën a dem ëllëg lu mu mën a metti damay dem benn cours bu ma doon def aux États-Unis ma leen di wax le système mouride ñu toog ba si ak nañu mais pourtant ñun lii dañ koy appliquer man leen parce que da ngeen am lu ñu am mooy yéen da ngeen am Thanksgiving aussi américains yi Sénégal rek koy màggal ñoom koy màggal su ñoom am nañ bis boo xamante ni tamit ñoom dañ koy santé seen borom muy Thanksgiving man leen murit bu amee entreprise muñ googu ñu koy jàngal boo ko gisee xale murit bi yor benn bitik mbagg bu ndaw day jàng ci liggéey ndax sëriñ bi jànguñu la xam-xam dañu lay yar jàngal liggéey yow da nga koy naan da nga koy bëgg a rom may ko junni mu dem toog noppal ndax da nga naan lii di nekk fii yëpp matul junni doo mës a dégg ñu la dem na fay
doo mos a dégg ñu la la kooku dem na ba màgg entreprise dem na fayit daanu na doo ko dégg. maanaam heure boo ko gisee bu màggee rek day màgg ànd ak lépp. parce que dafa màgg ci juumte dafa màgg ci erreur yu ma waroon def yépp ci njàng mi la ko jàng. tout le temps de corriger. voilà maintenant ki nga xam ne dañ koo tóoj nag yégal ko ba ci kaw garab bi bu daanu rek dootul jóg bu daanu rek de. mooy fils à papa bi nga xëy rek joxe benn tout à 1 fait. milliard bàyyi ko. voilà parce que kële da koo jàng te sëriñ bi tamit ba liggéey jotee moom talabul xalal la wax kasbul xalal lekk lu lew xam nga réew mi lu bari lu nit di def ñàkk lekk lu lew la. kasbul xalaal. waaw Sëriñ Tuubaa liggéey gi mu santaane tamit mooy murit bi na fàggu ci dara waaye li muy fàggu na lew lew googu mooy tax bu njëkk ba ñu bëri ñoom Copan wala Paul Martin dañu daan wax naan ay marabout de l'arachide pour ñoom murit ñoom ci gerte rek la ñuy liggéey jamono yooyu loolu mënoon tax ñu gàdd seen ngor lekk lu lew mais murit ci jamono ji ñu toll murit 4e génération gi ñu doon ñun bayeetuñu commerce tuñu waaye nañu fexe ba métier bi ñuy def mu doon lu lew te sëriñ bi tamit li maam Cheikh Ibrahima Fall naan liggéey ni mbaam yàq ni golo torox rek murit bi dafa war am ci sa stratégie ni ko sëriñ Tuubaa moolee dafa war a liggéey lu ëpp lu mu soxla. nga am surplus. voilà surplus boobu mooy tax nga mën a def xidma nga mën a jël sa alal yow di ko def ci yoon. ba nga naan naam ne fa. ne fa waaye nag bu dee man Xaadim damaa bëgg amal njëriñ askan bi parce que murit dafa war a am njëriñ xam nga nit boo amee njëriñ am jàmm koo wax loolu yaa ko tooñ te murit dafa war a am njëriñ pour mu am njëriñ nag boo liggéey rek am njëriñ tubaab bi lu mu doon contre Sëriñ Tuubaa da koo naw boo demee gis seen bind yi ñu daan bind ko da ngay xam dañ koo naw ndax tey dañu gis ci moom jom dañu gis ñoom ku am njëriñ ku dul tooñ dañ daan xool ay valeur en fait. ay valeur dañ daan jéem a bett Sëriñ Tuubaa mu mer musul am ci ñoom li leen daan jaaxal mooy foo ko fekk daraan moom ndaxte à un moment donné ñoom demoon nañu ba dañ ne kii nañ ko encadrer parce que li ñu soxla ci communauté am lañ ko mën a amee Sëriñ Tuubaa loolu moo ko tubaab bi ñu xeexee ba sonn ñu ne kii daal mieux vaut ñu profité ci moom. parce que xeex bi lenn rek la woon Sëriñ Tuubaa képp kuy nit ku ñuul da nga koo amal ngërëm tubaab bi moom mënul woon nangu nit ku ñuul am benn cohérence d'ensemble boo xamante ni kenn mësu koo gis. ci période boobu te boobu ñu moom la nga nekk dans un pays colonisé ñu tënk la mun a fexe ba génn fi nga nekk teg loo xamante ni ba léegi. am say mbokk yu la jege yu war muy ceddo gi. mais lay jaay te loolu ñëpp nag c'est que Sëriñ Tuubaa moo tax mën la loolu gën a extraordinaire ci Sëriñ Tuubaa dafa xeex ak culture orientale culture occidentale xeex façon bi mbuur yi ñu amoon nañ daan yore boo wootee lu bees nag da ngay bëri noonu. kon li ngay naan nouveau Sénégal boobu kon moom la créé. mais Sëriñ Tuubaa moo tax nit mënu ko nit xool ko nii bañ ko feebar la ci yow. parce que nit la koo xamante ni damay wax ak benn jur sama soxna ñu toog di seetaan télé ñu jàpp Guy Marius Sagna ci marche ma xool ni ko policier bi jàppe ma sentir ni policier bi ni mu jàppee ci gis sax dafa rus policier bi ko jàpp di yow dafa rus parce que xam na ni kii nii tooñul kii du yàqkat kii du nit ku bon. mais système bi foo mu jàpp ko. système bi la foo mu jàpp ko ngeen digalu jàpp waa ji. mën na ko Sëriñ Tuubaa nii rek laa koy gisee ak tubaab bi ak ñi ko contrôle ñëpp parce que en réalité tubaab bi li mu doon bañ mooy ñii ma yilif suñu toppee kii bu yàggee dootuma leen yilif ndax kii fit gi mu leen di jox ñeme gi mu leen di jox ak jàpp njàmbur gi Sëriñ Tuubaa jàppoon njàmbur. macha allah donc loolu dafa tax ni. dafa indi Sëriñ Tuubaa dafa indi production boo xamante ni lal économie boo xamante ni loo ci teg day yomb ba pare nag xitma googu nga xamante ni mooy tax murid bi war a fàggu toujours lu ëpp lu mu soxla léegi dañu jéem a xool nan lañu def ba mu am benn économie solidaire. man rek su ma amee ci yoon bi ñeneen ñi amuñu loolu du neex ci man ndaxte tubaab bi daf ñoo jàngal richesse financière am mooy nga am alal. bu mu ne woon ñu ëpp doole ci àddina Bill Gates nga may limal. le GAFA voilà c'est-à-dire que ceux qui ont des milliards. Sëriñ Tuubaa indil ñu richesse sociale ak richesse spirituelle nit ñi nga ko naw ci nga gis ko am xam-xam nekk milliardaire ñëw sukk ci koo xamante ni xam-xam rek la am ak ragal yàlla. macha allah léegi nag richesse yooyu Sëriñ Tuubaa indil ñu te bu njëkk ba ñun richesse financière la ñu xamoon. maanaam ki am mooy borom doole ji. voilà léegi dem na ba. borom doole ji sukk ci ki am xam-xam. ki am xam-xam. ak ki nga xamante ne xam nga mën a wóolu nit ñëw ji fekk Sëriñ Muntaxa mu toog nga jox ko milliard ba pare sa xel dal ci ne kii nii
du ci moom fu dem muy jël milliards yow mënoo fa yóbbu say milliards yow. te di ci dem vacances du ci jënd kër du ci la nga ko jox moo la koy tasal mu dem ci société bi ba ki ñàkk am ko. loolu nag day tax man murit damay dem ba demee naan damay comparer toujours parce que tubaab bi ba mu demee ba xeex ba suñu comprendre suñu économie nu ñu ko tegee parce que Sëriñ Tuubaa dafa teg économie ba pare ñàkk ko ba mu ko ñagee nga protéger. da ko protéger ba mu ko protéger tubaab bi nag comprendre économie bi mu tuddee ko informel alors que c'est une économie parallèle. c'est pas informel, c'est pas. c'est parallèle c'est juste que ni fii lu leer rek la fi sëñ bi digle tubaab ba mu demee nag ba ñu am indépendance 1960 au lieu que ñu corriger erreur boobu ñu bàyyi ko tuddee ko informel. mais docteur on avait un bon départ alors. ah mais loolu moo tax murid mënuñu am autosuffisance alimentaire seeni jamono ñu ñëw 1960 moom suñu bopp malheureusement au lieu que ñu corriger ko dugal leen ci économie bi ñu ñoo yor économie nañ leen bàyyi ñoom ñooy bay ñooy dundal réew mi waaye nañ leen bàyyi seen économie murid bi mën a fay bañ a fay impôt di joxe addiya ndax jàpp nañ impôt ba léegi comme que le corrigé wu ko yëfi tubaab la. tant que mi ngi tudd impôt rek tubaab la. pour moom yëfi tubaab la yëfi nasaraan la alors que la muy joxe addiya mat na fukki yoon la. moo Sénégal normalement impôt bi addiya la waroon tudd. mais moo tax gis nga réew boo koy defar ci bopp yi ngay njëkk a defar Sëriñ Tuubaa suñu bopp yi la njëkk moo tax daray àdduna mënul fees sa bët te lépp loo am yaa ngi xool richesse sociale. ki la gën pour yow mooy ki la ëpp yar mooy ki la ëpp teg moo tax murit dafa boole ñaari contradictoire day am fit ba pare am teggin day am fit mën a xeex ak yow léegi mais am na kersa ci yow loo xamante ni boo ko loo ko jaay daal mu jënd ko. moo tax dama ne yaruk Sëriñ Tuubaa bi dañuy wax rek aspect économique bi mais conséquence la. conséquence moo tax da ngay gis c'est pas pour rien nga xëy suba gis des milliardaires murit da ngay dem Touba benn xale di la ñaanal naan la yàlla nga bokk ci milliardaire Sëriñ Tuubaa yi mu leeral ni pour ñoom gëm nañ ni li Sëriñ Tuubaa teg boo ci toppee tu vas devenir milliardaire. mu nekk bu leen source de motivation. ba pare mu nekk loo xamante ni dañ cee teg suñu bët mais kenn topp ko dañ ko bàyyi yëfi murit non murit alors loolu waroon nekk benn yoon bu gaaw pour tous les Sénégalais. identité mooy li nga war communauté la. identité c'est pas benn yoon rek. Sëriñ Tuubaa bu doon kon président de la République Sénégal génn na fii ndaxte dalay jàng nga gëm sa bopp Sëriñ Tuubaa ci boppam li mu la njëkk a jàngal mooy nga am fierté foo mën a nekk ci àdduna bi yow murit confiance en soi. waaw loolu dafa am solo Sëriñ Tuubaa dalay jàngal nga gëm sa bopp ba pare nangoo liggéey te boo liggéey rek amal njëriñ nit ñi gis nga dafa am benn borom xam-xam boo xamante ni ci benn bi loolu ma mës a wax benn jour lu ma wax rek man murit laa benn jour am beneen waaye bu ko wax ne ko benn projet financier bu mu doon def man maay gérer étude financière bi mu ne ko non kooku murit la parce que dama ko gëmloo ci boppam ne ko man murit laa damay teel a xëy damay guddee wàcc sama liggéey kenn du ma ci yeb naa fex ba lépp lu may def naa ci boole fulla ak fayda ba ñu xam ni man kenn du yebee Sëriñ Tuubaa ci man. macha allah ci njàng ak ci lépp je pense que Sëriñ Tuubaa fi yoon bi mu ñu fàqal dafa rafet dafa neex waaye dañ ko jàppee sëriñ alors que dañ ko doon jàpp benn borom xam-xam. c'est un grand noble c'est un grand intellectuel. docteur Khadim Bamba Diagne si l'analyse bu pertinente et bu profonde docteur Cheikh gis nga les deux premières dimensions. il y a 5 dimensions dimension bi nga xamante ne mooy spirituelle nga xamante ni sëñ Ibrahima leeral na ko nga xamante ni Cheikh Khadim am yaqin gi mu amoon dama koy tënk rek mooy yaqin gi am ci boromam. ud'uu laahu antum muuqinuuna bil ijaaba n'est-ce pas sëñ Cheikh wax la li nga xamante mooy système boo xamante ne départ la. boo xamante ni sa njëlbeen amoon nañ ko jamono tubaab bi war nañ ko sax boo xoolee partenariat public privé PPP maanaam raay ba njaariñ ba Touba mais loolu il fallait être vraiment organisé pour le faire looy résumé ci loolu waaw xanaa di bég di sant bu baax sama gars yi vraiment xam-xam génn na fi d'abord dimension spirituelle yi nga xamee ni moom la sëñ Ibrahima Faye développé wone cëslaay bi nga xamee ni moom la cant gi ak màggal gi am ci l'islam ci boppam waaye aussi dimension mystique damay wax te dinaa ci dellu ci kanam ne dafa am toujours benn dualité boo xamee ne boo ko xoolee ci mbindum sëñ Touba xool ko ci doxalinam da ngay gis ne moom mooy yoon bi nga xamee ni mooy yoonu l'islam. soo xoolee suñu benn collègue Galaye Ndiaye def na ci recherche temps yi li ñuy wax Matlabul Fawzayni toujours 2 Daarayni bindu sëñ Tuubaa yu bari waaw da ngay gis ne maanaam toujours day jël ñaari dimension yi dimension horizontale fii ñu nekk ni ak dimension verticale suñu digganteeg suñuy nit
suñuy mbokk jullit ak suñu diggante ak yàlla ñaar diggante suñu dund àdduna ak fa ñu jëm ci àllaaxira donc la recherche des deux bonheurs toujours ñaari texe yi ñaari tawféex yi loolu ci boppam soo ko génnee ci mbindum sëñ ci njàngaleem sëñ Touba dara ci des donc aspect mystique boobu ñu war koo jàpp bu baax maanaam le fait que moment bi nga xamee ni ñi ngi jàpp ci zahir ne mi ngi subir ay épreuves ba koy construire benn dimension nationaliste moom épreuve yooyu dañ ko wax avant yéegal ko mu accepté ko donc ba ci assiruma labrari moom ñoom de ñi ngi may yóbbu waaye xamuñu ne ñi nga xam ne nii ñoom ñooy waa ahlu badar ñi ngi ànd ak man donc dimension boobu dafa am solo lool pour comprendre lan mooy dimension mystique ak spirituelle u Serigne Touba te mu am jeexit ak feeñ ci histoire Serigne Touba yépp ba ci màggal gi xam naa sëñ Khadim Bamba Diagne dina yegg siwaat ci màggal gi mais li am solo ci foofu mooy ci témoignage ci sëñ Touba mooy kan man dama bëgg lool sopp lool su ay nit di témoigner te fekk ñu nekk ay ennemis ñu gis ko ci yonent bi nga gis ay borom xam-xam yu mag ñoo xamee ni ay chrétien lañ wala ay juif daal di témoigner ci moom sëñ Touba kenn ku tudd La Selve mi ngi koy wax sànq ginnaaw ba ñu ko tegee yu metti yëpp ba mu dellu si ñu daal di wut nag koo xamee ni kooku moom mooy seen meilleur espion ñu daal di koy indi kooku xool sëñ Touba ay at daal di toog ba yàgg daal di ne dëgg-dëgg ce Cheikh Ahmadou Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à saisir la source et expliquer la capacité de forcer la sympathie kii daal xool naa ko xool mais am na lu ci moom lu mu yor loo xam ni moom mooy tax nit ñëpp jublu ko bëgg ko mu ne la soumission des hommes envers lui est extraordinaire leur amour pour lui les rend inconditionnels il semble qu'il détient une lumière prophétique et un secret divin semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et des peuples donc mu ne kii ñun daal lim ñu woon mooy am na benn leeru yonent bu nekk ci moom ak benn secret boo xamee ni moom mooy tax mooy nuroog loo xamee ni daan nañ ko jàng ci téere yi parce que bu ñu fàttee ni espion yi fi daan ñëw dañ daan dégg arab dañ leen daan formé comme tey jii rek xam nga loolu lu bari ñu bari xamuñu ko tey jii nii ambassade yi nekk fii Sénégal tey ñi ci bari day làkk yi ñuy làkk fii dañ koy jàng ba pare door fee ñëw donc booba it loolu moo amoon mais mu ne celui-là se distingue toutefois par une pureté de cœur par une bonté une grandeur d'âme et un amour du bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi qualités pour lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié mu fekki li nga xamee ni moom la doon wax mu ne les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations moom ci boppam donc mu nangu ne kii daal nekkete daal li ñu ko doon waxal yépp ay fausses accusations la donc loolu aboutissement la aboutissement boobu tamit moom la ko suñu boroom nangul ba tax ñu ne ko tey say épreuve jeex na mu correspondre ak date bi nga xamee ni moom la sëñ Ibrahima wax mu 1921 kon foofu fi la dee comme wax nañ ma loolu léegi nag li mu dese mooy sant te ngeen santale ma donc loolu mooy cëslaayu màggal comme ni mu ko expliqué léegi tamit dafa am beneen dimension bu am solo mooy aussi dimension économique bi xam nga màggal gi defal nañ koy étude ñëpp jàpp ne tey jii nii màggal gi am na poids économique bu am solo bañ koy natt ci natt boo xamee ni natt bu seere la moom laay wax chaque fois ak suñu collègue Moubarak Lo ñu ko ci félicité di ci félicité yoon wi 250 milliards bañ koy natt dañoo ña ngi ko natt diggante ñetti fanu màggal gi ak ñetti fan yu ko jiitu ak ñetti fan yi ca topp waaye ñun ñi dëkk Touba xam nañ ne màggal kenn du ko préparé ci ñetti fan màggal dañ koy préparé ci ay weer daanaka màggal gi bu weesoo
màggalu déwén beneen ñi ngi koy waajal ñu ngay defaraat dal yi ñu ngay defaraat kër yi ñu ngay jënd ñu ngay defar kon dépense yi nga xamee ni moo aju ci màggal gi ak bu ñu fàtte yeneen màggal yi Kazu Rajab Touba du manqué ay màggal donc màggal yi ci boppam moteuru économie la boo xamee ni nekk na moteuru économie Touba mais aussi nekk na moteuru économie Sénégal loolu ay études yu xóot la laaj yoo xamee ni dinañu permettre certainement ñu xam un jour lan la réellement màggal Touba mais aussi yeneen màggal yi mais aussi yeneen célébration religieuse yi am ci réew mi ban poids ak ban coup de fouet lay jox suñu économie. donc pour man dimension boobu bu am solo la xam naa ni sëñ Xaadim dinañ ko demander. bu ci kanamee mu dellu ci bu baax pour ñu xam tey jii nii nga xamee ni dañoo génn ci période Covid màggal gi ñu koy célébrer nar a célébrer gàmmu yi ban rôle la màggal yi war a am pour relance économie Sénégal donc loolu pour man dimension bu am solo la mais man dama bëggoon insister aussi ci beneen dimension boo xam ne mooy dimension sociale bi ñun ci gëstu yu ñuy def li tax màggal am solo bokk na ci daje bi nga xamee ni moom la yoon wi di daje ci benn bërëb pendant au moins ñetti fan ba ñeenti fan ndax dañoo gis ay sëy sosu ci dañoo gis ay chantier sosu ci dañoo gis ay daara sosu ci maanaam ci la sëñ bi di daje ay daayiraam ci la daayira ci seen bopp di daje entre ñoom lu bari ci loo xamee ni moom la ñuy yëkkati di ko liggéeyal sëñ Touba di ko liggéeyal yoon wi ci màggal lay sosoo ci ay waxtaanu màggal lay sosoo ci pour lu wax lu gën a xoromu ñu bari seen soxna ci màggal la ñuy dajeek moom ndax kii day dëkk fee kii dëkk fee léegi nag màggal la ñuy daje yenn saay ay mbëggante am ci donc yooyu yëpp mooy wane aussi rôle social bi nga xamee ni aussi màggal am na ko. macha allah waaw donc xam naa ni ñu bàyyi suñu invité yi. très bien gën a xóotal yooyu après ñu dellu ci yeneen. jërëjëf sëñ Cheikh ci leeral yi am solo yaa ngi dugaale si beneen dimension foofu laay jël sa mooy dimension socio-culturelle bi seen Cheikh commencé dama la koy boole ak dimension festive bi parce que boo noo xoolee sëñ Ibrahim bu ne màggal ni bernde lu tax. xam nga nit li ko composé Sëriñ Biram jëmm la ak ruux Cheikh El Khadim radiyallahu anhu nag li John Maxwell waxoon rek ci téereem boobu ci les 21 lois irréfutables du leadership moom leadership la au vrai sens du mot parce que dafa tracer le cap dafa ni n'importe qui peut barrer un navire mais pour tracer le cap il faut un leader voire un leadership Cheikh El Khadim dimension ci wàll woowu moo tax fokk ñu jël ñaari symbole Cheikh El Khadim ak Cheikh Ibra waaw pour créer équilibre bi waaw toujours dualité parce que kay leadership la que le management la waaw kay dafa tracer le cap kay maintenir le cap c'est pas la même chose moo tax ñaare idéologie wu murid fi nekk ni socle la boo xam ne socle de développement la waaw boo frais sens waaw lii nag loolu nag pour ñu jariñoo ko ñun faaw gis nga nuru ba nuru jeex nuru sa bopp gën nit day nuru boppam nuru ba nuru jeex nuru sa bopp gën waaw nit day nuru boppam waaw xam nga nuru ay bokk jàmbur nuru say bokk ko gën Cheikh El Khadim nag dafa fexe ba nuru boppam nuru ay bokkam te teewul yàlla nekk ci moom foog ñu bàyyi ko xel gis nga amul benn puissance xam nga léegi dañoo toll ci maa ngi koy waxtaan léegi rek ci l'économie de la recherche. l'économie de la recherche. waaw léegi maanaam xam-xam bu wér boo avéré moo indi koom-koom. dafa leer. l'économie de la recherche puissance yu mag yëpp ci recherche rek la ñu demee waaw bu ñu créé nag créé moom kenn dong la xam nga artiste ak artisan bokkul. la mooy différence bi. waaw xam nga artiste yàlla la mooy kiy defar mais ñi ci ay artisan lañu moo tax borom xam-xam yëpp créé wuñu dara ay découverte rek ngay dégg
dañ jeex découverte làmbaatu ba daj. non découverte rek. waaye la ngay daj am na fi. ah non non am na fi fekk na boobu yàlla créé na lépp ba pare waaw léegi nag moo tax toujours il faut creuser au fond parce que le grand-père du savoir c'est approfondir waaw xam-xam bu xóotul amul njariñ waaw moo tax liy jariñ ci suuf du looy gis parce que ndox mi da ngay creuser pétrole bi da ngay creuser boo gisee ñaan Kayar offshore profond ça veut dire que offshore moo ci biir géej gi profond moo ci suuf géej gi Cheikhul Khadim nag loolu la ñu indi maanaam lekk bi ñu Cheikhul Khadim suñu lekk bi ñu amee c'est rentable mais c'est bancable viable. ah c'est un très bon projet. waaw waaw effectivement mais nañ ko jariñoo parce que heure bu xëy bay boppam dem fenn waaw. kon ñu Sénégal waruñu woon nekk fii. non non déedéet waruñu woon taxawaalu parce que am nañ sookali déjà mais dañ ko ñu tegg dem uti leneen te yàlla xakim la du tëral dara fu mu yellu barab bu nekk def na fa lu mën a suqali waa barab baa koy xeeb dem ci leneen moo tax retardement yi am maanaam li doxal Sénégal mi ngi fii. mi ngi ci biir Sénégal nit ñaa ngi fi lépp ngi fi xanaa yàlla na fa ay nata sax bon. waaw moo tax sunu borom subhanahu wa taala leen jëmati. moo tax kilifa yu baax yi daje yi bu muy gëj parce que dafa am lu muy génne mooy dimension bu Cheikh El Khadim radiyallahu anhu kenn mënoo ko imaginer effectivement ci domaine bi ñu mën a laal nag maanaam loo xamante ni lu xel mën a xel li waaw kon su ma bëggee dikk ci sa laaj kon ñun dañoo war a gën a seetaat suñu bopp gën a xalaataat ci suñu bopp gën a xalaat ci suñu réew xalaat ci suñu doomi réew yi nga xamante ni ay quelqu'un lañu wala ay quelqu'un parce que xam-xam amul couleur amul waas amul fan moom diine yam waaw boo ci sonne rek yàlla defal la ci tawfeex waaw loolu réalité bi moo kon bu ñu xeeb suñu bopp ndax bëri na ci ñi tudd ay Thierno Modou Sy yëpp du dara seen xel lañ doon solo rek mais xoolal avion fa mu aw ba agsi xoolal ñi di ko créé donc Michael Hart scientifique américain dafa bind benn téere tudd ko alxaaliduuna miyaa téeméer yi nga xamante ni adduna di leen fàtte comme ci jiital kan la muhammadun rasulullahi aazamul xaalidin daan na yonent bi alayhi salaam ñi mag ñëpp te du jullit moo tax borom xam-xam day maandu ndax démarche scientifique la ñu ni téeméer yi nga xamante ki njëkk a créé moteur avion ba ci fooy ba ci li ñuy bindee ñëpp a nga fa woon ñëpp nga fa woon mu jël ba ci diineen ji mu bokk yonent ba quatrième la ko def mu yonent yàlla Isa jël rasulullah def ko première ñu ne ko lu tax mun dafa créé ñaar yoo xam ne kenn mosu ko réussir muy lan dafa créé état ba pare di nitu diine dara sooxewu ci lépp dem moo tax yonent bi dafa transversal waaw di marché rasulullah alayhi salaam Cheikh al Khadim nag nuyu ko nag waaw moo tax dafa formé communauté waaw formul tarixa mos ta bind ci loxo tarixa la murid mos ko bind Cheikh al Khadim idéem xalaatam jiggi na foofu moo tax war nañu jàngale Cheikh al Khadim pour ñu mën ko dikk système la Cheikh al Khadim déontologie la idéologie la waaw socle de développement la ci wet yëpp ndax lépp bind na ko bàyyi fi projet yëpp bind na ko bàyyi nañ ko jëfandikoo nag te bañ a yem ci ni appel bi rek la anta man karaamati xatu yaddi waaw moo tax mu ni wa man nahakum an taallumi fa nahyuhu ila dalali yantami képp ku leen tere gëstu noonu nga koy dikki waaw fa saari'u turan ila taallumi wa jaahidu nufus bi tafahum maanaam yéen ñëpp ne leen coow dem uti xam-xam te leen xam ngeen fexe ba dégg ko dégg mooy jëfee moo tax mu ni leader kon nii la kii doo ngay leader ku mën a diriger am aw xeet yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada nee na ñaar mooy animé kilifa mooy xam-xam bu landi ak pratique théorie naan théorie ak pratique waaw nee na kii mooy képp koo xamante ne xam nga la nga war a xam jëfe ko na nga ko war a jëfe ba pare bàyyi aada ne la xam nga ñun lu ñu tardé Sénégal sama baay ak sama maam suñ ci wàll loolu dafa ni yaquduhu bil ilmi wal ibada ay texte la kama yurabbihi bi tarkil aada maanaam nit ku bëgg a doon kilifa da ngay xam la nga war a xam lépp ba pare jëfe ko na nga ko war a jëfee ba pare teg aada ju amul solo ca gannaaw pour nga demaan dem ci kanam
loolu révolution la. waaw léegi yooyu nag plateau yi ñoom Serigne Cheikh ak yéen da ngeen ci dimbali jullit ñi. nga xam ne ñun dañ ci jàng yenn dañ ci jànge kon bu ñu gisee kon màggal gi surtout màggal gi li mu defar ci réew mi dafa bari li mu jubbanti ci wàllu économie dafa bari parce que ñi Seexal Xadim yar duñu ay yàqkat xam nga nit bu fekkee te fex nga ba doon jaam ko tub yàlla. doo mën a yàq. ndax caaxaan doo nga mën a yàq alal caaxaan doo xoolal yàqati alal lekk nan la caaxaan rek mën a yàqal Sëñ Tuubaa nag ñi mu am mu woote bisam bii daal ni li ma yàlla li ma bëggoon lépp ci la ma ko yàlla defaree mu jóge fa Cheikh Mouhamadul Moustapha di ko dundal Serigne Fallou woote ko xam nga gis nga. kon Serigne Fallou moo njëkk woote ñëpp ñëw Touba. 46. 1946. waaw màggal googu jëkk googu 46 la ñu ko la ko njëkk a woote. mën na ñëpp ñëw. na ñëpp ñëw fii Touba. la ma doon philosophie bi. boo demee ci texte ba mu bindal boppam moo tax nañ dellu ci texte yi damay faral di wax ni l'islam la ci aaju yëpp ay texte la waaw du ay passion Sëñ Fallu dafa woote ngir màggal bu njëkk waaye jokk ak bokk daje xam nga jaamu yàlla yi ñuy def yëpp yi ci gënal yàlla mooy yoo ànd yi nga àndal yaa ayyuhal lazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun loolu yàlla wax mbooloo mi nee na defandoo leen yàlla lu ñu koy defal lépp defandoo ko ci gën yaa ayyuhal lazina amanu irka'u la wax wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun mooy defandoo leen Sëñ Fallu daal di xam ne kon lu ñuy defal yàlla te Sëriñ Tuubaa daa dugg ci jëwriñu Rasulullaahi alayhi salaatu wa salaam kon lu ko waay defal yàlla nga ko defal mun nañ ñëw fii defal ko ci pàkkam bi xam ne Tuubaa kenn mosu koo yël ko lu suñu borom defandoo def ko fi ndax jumaa projet la Sëñ Tuubaa dafa bàyyi ay projet yu bari waaw nga xam ne kon bu mbooloo mi ñëwee danañ xam ne fi liggéey bi toll ak lañ ca war a joxe ak nuñ ko war a joxee ndax yi projet yi daal di gaaw a àgg lépp Sëñ Fallu da ko bind kon nga gis ni kon communauté la Cheikh Al Khadim kii mais njabootam yi ko fi wutu yëpp seen xam-xam ak seen xel kon màggal gi du caaxaan. du caaxaan mais maanaam dama bëgg. parce que boo xoolee am na ñoo xamante ni dama bëgg nga ñëw ci point berne pourquoi ma insister si. parce que nekk ci pays bu pauvre. am na ñoo xamante ni daanaka bu dul tabaski wala màggal. maanaam dañuy buun. duñu dégg ba suur ci ndawal. Cheikh Khadim def ko philosophie. benn at boo xamante ni ki ñàkk ki am ki ñooy dajale ko ci benn place. ñëpp dund gu neex. comme si dund àjjana. c'est dama bëgg nga jëm dimension berne bi pourquoi mu boole ko ci màggal gi. xam nga màggal gi cere bi ci ëpp solo mooy bernde ndax leneen lu loolu mën nga koo def sa kër yi wala nga def ko yow dem te da koo defal boppam fi mu ko jëlee mooy Serigne Moulay Bousso. Serigne Moulay Bousso xam nga historique màggal dafa baax ñu xam ko. mooy dafa am ku ñu naan soxna Umu Si mbokk la ci Seydil Hadji Malick moo tax réew mi benn bopp rek la ñu. kooku Serigne Thierno Bousso moo doon wajur moo doon Serigne am Serigne Thierno Bousso Cheikh Amadou Fouti lañ ko tuddee gis nga doomu Serigne Bousso bi ñu tuddee ko Cheikh Amadou Fouti. moo am soxna di soxna Umu Si di mbokkum Seydil Hadji Malick moo jëloon bëy buy giir jox ko hadiya Cheikhul Khadim moo jëloon bëy buy giir benn bëy buy giir mooy bëy yooyu jur par ñett par ñeent par juróom jox ko hadiya Cheikhul Khadim sëriñ bi wax sëriñ mu lay mu soppil ko am xaaf mooy am xar mu mag waaw bi mu ko soppalee mu defaraloo ko ñoom Serigne Balla Fally Dieng ak ñu ngi ci dëj yëpp ba ñu noppee ak yam ci teg ñetti téeméer ci ndugg ñetti téeméer ci ceeb ñetti téeméer ci café daan nag bis bii mooy son bis bu ñëwee dee leen def nii 1921 nit daal ni fu jullit nekk déglu moo tax ñaari toujours mooy dimension terme yi dafa am global bi fu jullit nekk boo xamante ni sa mbég sa mbég la ab jullit kon Serigne Touba l'islam moo ko yitteel moo tax wa aghrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan warhama Serigne Touba jullit rek ko yitteel mu ne fu jullit nekk boo xam ne sa mbég sa mbég la bu bis bi ñëwee sant la ma yàlla fu jullit nekk kon màggul affaire mu maanaam affaire humanité la mooy la sëñ déglu foofu moo tax ñaare Serigne Touba xajul jum réew bu xëditoo frontière xajul ci nation mooy États-Unis am Bamba day xam nga Cheikhul Khadim radiyallahu dafa universel yaa ahlal baari yaa ahlal bahri waaw ñëpp la woo dafa universel wallahu yansuruni wal xalqu tad'uni fil barri wal bahri zanixun bila darin ma ko waxoon ne ne yàlla ñu muy dimbali lu yàlla bind mi may topp ndax li tax borom njariñu kese laat am ma lor nit ñi nag ku yor sa njariñ seen njariñ duñ fa jug
moo ko waxal boppam waaw kon nga gis ni loolu 1921 la maanaam aw xam bu baax bu baax man léegi bernde xam nga nit ki dafa am yu nekk ci biir yaramam te ya koy dundal mooy ay vitamine yii dañuy soxla protéine yii soxla yeneen yu xeet yi damay soxla ay calcium te nit sunu borom moo waxoon ci Alxuraan ne kulu washrabu hanii'an bimaa aslaftum fil ayyaamil xaaliya lekk leen naan leen yu tey yi nag yu baax yi tayyibaat ma razaqnaakum te nag gis nga tufe ñoom waa àjjana la Rasulullaahi nee na nga ne tufe waaw loo ci tufe la tufe ñoom waa àjjana la waaw waxati kaw sëñ Ibrahima mu ne tufe ñoom waa àjjana la ñoom waa àjjana yonent bi nee na dee leen ci lekk ñoom lekk kon maagal entraîné la quoi entraîné dee leen ci lekk te bu leen ci ëppal tufe ni ñu koy lekkee ci àdduna lañ ko lekkee wax yow tufe naa waaw tufe kon kon bu ko defee benn li tax mu am solo mooy les moyens foo defu ci réew mi foog ñu xam ko sëñ Cheikh Gueye mii day jënd nag mais man bu ma demee mu jox mu tànk bu ñu fexee ba màggal daam dinañ ma lor nañ bàyyi gaañu màggal bu ko defee ñu rey giléem yi rey nag yi ñi nga xam ne mel nañ ni man ba ñoo lekk ndawal màggal la bu ñu demee lekk jël jox seen ndawal jël yàpp ñorul yu saaf ko yóbbu jël tànk yeeg yóbbu dara supp parce que maanaam dafay mel ni maanaam lii de partage la lii de rencontre la ndax ñu bari fa la ñu amee dara paas yi dund bi ndawal gi yére yi lépp parce que am na ñoo xam yàlla def nañ ci ñoom ñu man seen bopp te gis lañ yombul te boo ñëwee màggal gis ñëpp te it màggal mu bu ñëw màggal poche des fees yàlla ku ko nuyu rek mu jox la ngir yàlla si xajum rek jëlaat ndax tàggat na suñuy xol ba alal ji nekk ci loxo yi baa ci poche waaye nekk ci xol yi. mu boo gis Seexul Xadiim rek la bëgg kon lu Seexul Xadiim Sëñ Tuubaa santaane rek dañ koy def moo tax benn dafa noonu dañ ko tàmbalee ci ganaar ba ci gilim bu ci kenn xeeb dara bu ci kenn yéem dara lu ci waay mën na ko ci def. macha allah suñu kon bernde dafa am solo. mooy la ma waxoon naa la ko. wax na ko ci Masaalikul Jinaan. mu ne. nee na dundal benn jox jullit mu lekk ba suur ci lu dagan moo gën tabax junniy juma. waaye balaa juma yi am nit ci taxaw di bu fi nit ñi nekkul lan lañuy doyee juma yi. lan la ñuy doyee kër yi na nit ñi dund ba pare. waaw moo tax nag te dund wér-gu-yaram gi ñuy wax yëpp la santé avant tout dund ba pare la. parce que ku lekkul la nga war a lekk da nga feebar. loolu mooy dëgg wax yonent bi. bi mu seen a waaj si jàkka ji. waa ji heure bu ne nga gis ko fi. yonent bi ne mais kii lan lay liggéey. kan ma koy dundal. ñu ne benn frère am mu ne frère am ko gën. maanaam kii dundal kii nekk jàkka ji. mu ne kii dundal ko gën. déedéet dafa am loo xamante ni Serigne Cheikh Serigne Khadim mooy sunu borom subhanahu wa taala bëggul àdduna tukki. bëggul àdduna tukki. bëggul àdduna tukki. kon foo ñuy dund. waaw léegi nag ku bëggul àdduna tukki nag. mu wax ni na ngeen di def partage taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan di leen dimbalante te li ci ëpp solo ci dimbalante nag mooy fexe ba nit koo xamante ni ndax saako bu defa dara lu taxaw am na ci ñoo xam ne seen jaamu yàlla la ko gàllankoor mooy amuñu lu ñu lekk ku amul lu nga lekk foog nga génn bu ñu bëggee confier nit ñi nañ leen jox lu ñu lekk waaye ku amul lekk foog nga génn parce que li gën a métti ci àdduna mooy xiif xanaa xam nga feebar reyul kenn xiifee la rey gaañ ñi maa la ko feebar amul kenn ku feebar di rey ndax feebar da lay jébal ñàkk a lekk ñàkk a lekk yu bu la bàmmee feebar boo gisee tëri nit ki lekk rek jeex na ku lekku rek de amul leneen waaw sëñ Cheikh feebar amul benn feebar bu rey nit ñàkk a lekkee day gaañ ndax feebar da lay jébal ñàkk a lekk yu bu la bàmmee moo tax docteur naa na bàyyil soow bàyyi lii waaj naa bu ma bàyyi li ba duma dee déedéet may nga lekk leneen mais ku lekkul jug fii ku lekkul jug fii sëñ Ibrahima Faye nee na tufee ñoom àjjana la mais wax boobu dinaa ko jàpp bu baax boobu fa ko dagg ci internet bi mais sëñ Khadim dañuy ñëwaat ba léegi ci wàllu côté économique lu am solo la sëñ Cheikh bi nga koy junj Covid bi ñu nekkoon nii ba nit ñi xaw a ragal ndax màggal dina am ndax màggal du am ñu jël ay précautions ni màggal day am mais bi ñu seetloo ci ñetti fan yi ñu waxee màggal day am dafa mel ne Sénégal xarakaram dafa soppeeku maanaam ça day mel dañ tekki nit ñi léegi lecture boobu ban lecture la xam nga économie lu mu gën a bañ mooy lu wóoradi incertitude rek la économie bañ économie xamul incertitude parce que pour nga économie màggal gi foofu ñu xalaat ci xalaat bu gën a kawe
ndaxte takk ko ci ñetti fan. gën na pointu. erreur bu rëy la dama la ciy wax tuuti rek. Sëriñ Mountakha. dafa jël décision boo xamante ni. kuy économiste bu baax wala bu mag da ngay posé wu question sëriñ bi nu mu mën a gisee gisin bu kawe bi. pourquoi cette vision. lu tax mu teel a wax ni dañu màggal. xam nga man su ma doon jaay ginaar ci màggal gi sax dama koy dugal ginaar yi mat ma mën koo jaay. bu ñu bàyyi ba mu des une semaine ñu ne dañuy màggal am na ñu bëri ñoo xamante ni lu bëri mënoon duñ ko def. kon du ñetti fan. du ñetti fan màggal dañ koy waajal. est-ce que yëg ginaar manqué na léegi. Mais parce que ça fait un mois ci ginnaaw ginaar dafa lamboon. parce que gis nga màggal. d'un discours ginaar manqué. gis nga man dinaa ci gëstu. ndax gis nañ ko ni ñu koy gëstoo nii. des na lool. parce que booy gëstu ci màggal li tax sëñ Mountakha wax ko un mois avant ñëpp dañuy waaj am na ñoo xamante ni ay intermédiation la ñuy def dañuy dem jëndi nag feneen ñëw jaay ko. boo leen bu ñu xamul ndax màggal gi dina am duñ ko mën a def. am ñoo xamante ne xam nga Touba dëkk Sëriñ Touba la dafa bëri ay sancaan ñu néew doole ñoo xamante ni ay baykat lañu ñoo xamante ni ci màggal la ñuy yaakaar li ñu am pour dundale seen njaboot la ci at ndax yenn saa yi sax boo yore sa oto ñëw Touba gis borom sareet naa ñii nañ fi jógee il faut que ñu wut Touba léegi moderne il faut que ñu wut. ñooñu comprendre nañu. waaw comprendre nañu ni ñii seen dund at la ñu wut fi ñu nekk. Allahu akbar. c'est-à-dire que y a une économie boo xamante ni fu état fu loxoom eggul màggal gi da ko fay yóbbu parce que Touba dañoo créer benn économie culturelle dafa bëri ay màggal. nañ seen Cheikh doon wax léegi. dafa bëri ay màggal gis nga léegi. borom ñi mën gane ñoom Cheikh ak ñoom Cheikh Ibrahima sax ñoom léegi safar gi bu teroo rek ku nekk yaa ngi woote di créer màggal sa biir kër. léegi dañu créer benn activité de consommation moo yor réew. gis nga réew bu nit ñi di consommer rek nit ñi di investir bu nit ñi di investir production bi di yokk demande bi yokk état bi xaalisam di yokk xam état bu doon wax di xawoon ragal naan màggal gi ñu ngi woote tey jii plan de relance. waaw. mais plan de relance du dara loolu nit ñi jóg consommer nit ñi bu ñu ragalee dañu téye man par exemple boo tëjee na léegi Covid bi xaw ma kañ lay jeex. man Xaadim li ma yor dama koy denc parce que xaw ma kañ la ñuy xëy suba ne ma doo ci la fay sa salaire. damay sakkanal ndax xaw ma fu mu jëm waaye boo ma ne léegi tëj nañu ma la ma dencoon ma génn ko économie incertitude bi rek la bañ moo tax nag li ñu doon xaar ci njiitu réew mu coacher reprise bi sëriñ bi ko coacher. loolu dafa leer. sëriñ bi ba mu ubbee ku ci nekk ci ñun. mais apparemment les gens on dit que même on dirait que président dafa li gars yi wax lay wax Sénégal na nekk que daanaka yeewi gi ni yeewi ñëpp ni màggal day am daa yeewi walla sa président. mais parce que non réew moo soxla xaalis. en ce non xam nga yenn saa nga defal nit loo xamante ni moom sa xaaru ko woon. xam nga ñu mu woowee plan de relance mais plan de relance bu romboon màggal gi ni fu ñu jëm. du marché ndax màggal gi ci ngay tax. couturier bi am liggéey baykat bi am liggéey ku doon def commerce import export am liggéey moo tax bu ko Sëriñ Mountakha teeloon wax ku doon jënd jus à l'étranger sax doo ko mën a def bu doon da ko yéex a wax nan ngay def ba jënd ay jus ñëw jaay ko. par conteneur day am temps. industriel yi. télécommunication mais construction. voilà c'est-à-dire que ñëpp loolay activité ñëpp a yëgandoo seen bopp gis nga boo génnee tey Dakar foo dem moom embouteillage te li ci gën a neex mooy màggal gi après day teg ci Sénégal yi parce que bu ñu màggalee ba pare nag dootoo nangu ngay naan bu ñu dañuy tëj école yi dañuy tëj li parce que économie réew moo bëggoon nooy ndaxte gis nga man su may produire di jaay nga xëy suba tënk ma yéen télé bi sax dañ koy yëg parce que su ma daan ñëw daan def publicité mais mënatuma ko. donc mën na la ci wax dara ci. jaww na corona dëgg xëy dangay waaj def émission am ay publicité bu def ñaari fa ñun la saaway comme abatu waaw balaa nga yëgle ngay xool ki ngay jaay comme kenn jënatul daal nan xaar mais léegi nag bu méttee ba métti ci télé bi commencé wàññi ay nit wàññi ay père de famille ñu yor njaboot. waaw ça loolu lii yëpp noo ko xamee. lii nag moo am. mais parce que gis nga damay wax ak dem benn waay rek mu ne ma benn xaritam dafa yoroon benn car daan ko dawal waaye ci corona mu gis ko fan yi mu yor 7 places mu ne ko ànd sa kii mu ne ko dama koy jaay pour dundal sama njaboot jënd 7 places bu gën a ndaw. noonu la corona bi méttee parce que 10 millions de Sénégalais ñooy yeewu di am am activité chaque jour 400 000 rek ñoo ci am salaire. 400 000 400 000
te gis nga 400 000 yooyu nag ñoo takkoon rajo yi naan restez chez vous restez chez vous restez chez vous. borom salaire yi. waaw xam nga man su ma yàlla may ma mën gan mën a am samay télécommande toog sama salon restez chez vous day yomb ci man ndax bu weer dee ñu fay. bu Macky Sall décidé woon ne léegi weer bi kenn du fay kenn ngeen yem ak 9 millions 600 yi wallaahi benn fan du ko def ci palais. parce que les 9 millions 600 garde nañu seen ngor mu metti ñi nit lu muy dundalee njabootam li ma benn kilifa wax ba ñu doon def benn étude ne ma du ngor yow nga am salaire boo toogee di fayeku xool man aw ma salaire nga ne ma toogal sa kër. koo xamante ne moom salaire ci mbedd mi la. waaw. gën a gën bul génn. activité mooy yor réew amul réew ci àdduna bu mën a am alal te amoo activité parce que activité saa yu amee bouteille bii boo ko naanee bouteille ndox bi yokk nga ci caisse état 18%. bouteille bi rek. koo wut mu liggéey état ne la yow ko comme yaa ngi liggéey jox ma sa salaire impôt sur le revenu ma téye koo am bénéfice mu la jox ma impôt sur la société ma téye état rek moo am intérêt pour réew mi yëngu état nag dafa demoon ba xoj boppam ba mu xojee boppam bay waaj a dee moo tax ba ñu jël mesures yi c'était pour des raisons sanitaires nañu tëj na rester chez vous ñëpp kontaan ci président moom ba mu demee ba ci biir yow Sénégal bu jàmm rek di xew amoo loo yore réew mi fukki weer ak ñaar da ngay leb pour mottali nga xëy suba ne lay toog leen seen kër dafa ni moom dina tax. kon c'était pas une bonne méthode. mais loolu xool nañ ci génne rek ba ñu dugal ay 100 la ñu am 110 ba ñu amee ay milliers de cas la ñu ubbi. bi daan le cas est grave. waaw ñu yeewee leen. parce que à un moment donné boobu ku am ay moyens nag moom ba léegi foofu ngay nekk non nañ ubbi nañ tëj nit ñaa ngi dee. Sénégal nit ñi dañoo mës di génn àdduna dëkk la boo xamante ni 311 personnes ñooy génn àdduna par jour. Sénégal gi Sénégal gi. li corona daanaka faatagum ci juróom-benn weer yi. corona ci boppam ci 311 yooyu kenn la ci rey wala ñaar 309 nga defoon lan moo leen rey ñàkk. mooy mu leen wax. parce que boo demee ci yenn dëkk yi juróomi jigéen dinañ génn àdduna chaque jour ndax wasin wala problème xam nga ñun boo nekkee Dakar ci réew yu mel nii da ngay jàpp ne fii la Sénégal yem am na foo xam loxo état àggu fa. xale yi génn àdduna par bis kenn xamul nu ñu toll. léegi nag Touba day màgg comme dëkk yërmande la da ngay gis ñu bëri day ñëw di ci sof. ñooñu nag ci màggal gi activité la ci ñoom gis nga activité yooyu ñooñu di am bu leen ko xañ ndax junni nit yu am corona wala ñaari junni nit yu am corona ndax corona bi du rey mën na la loofal waaye. sibiru bi rek sibiru bi 700 personnes lay rey par at sibiru rek fi ñu ne kenn waxul ci sibiru faaluwuñ ko sax corona bi ba mu. te kenn tëjul Sénégal na ndax sibiru baa ngi rey. bon 700 lay rey par année cancer 7000 personnes lay rey par année garaawul pour ñun daal li ñu garaawul mooy corona bi. mais pourquoi lan moo xew kon. mais parce que moom laa lay wax rek. est-ce que importé wuñu ay crise. moo tax man la njàngalam Sëriñ Tuubaa loolu la amee solo gëm sa bopp gi nga bañ a tenqeexu ci lépp. mais kon dama ne sëñ Mountakha loolu la wane waat. wallaahi. waaw sëñ Mountakha dafa wax ca commencement ba te nit ñi bàyyiwuñ ci xel. daal di ne corona bi warul dicter lépp. wallaahi. corona bi warul dicter lépp te effectivement loolu moom moo ñëw. tey jii nii décision bi ñu jël te loolu effectivement bu fekkoon dooleelul président chef de l'État. kon yooyu yëpp du mën a nekk. moo tax tamit moment boobu mu nekkoon moment bu am solo réew mi mënoon na cee jaare ñii jaar nii ñii jaar nii ñii jaar nii mais ñoom dañoo dimbali président ci ay décisions yu am solo. mais li ma bëggoon a dolli ci li Xaadim doon wax mooy ak li sëñ Ibrahima doon wax mooy Touba. pourquoi Touba ak maanaam lan moo tax tey jii nii barke bi nekk Touba pourtant de ba ko boroom sosee da koo defal benn téere tudd comme ni ma ko wax Matlabul Fawzeyni mën na résumer projet de société wu Serigne Touba. Matlabul Fawzeyni ca ba muy sosee nga xamee ni ab àll la boo xamee ni dara néew fa mu ne et fait de Touba une cité pleine de lumière de miséricorde et de richesse en temps de crise ou en temps d'opulence mu ne fait affluer tout ce qui est bien-être et bienfait des 6 côtés de la planète vers ma demeure la cité bénite de Touba immunise la réputation de ma demeure de toute impureté de ce monde et dans l'autre maanaam moom li nga xam ni moo doon projet de société li nga xam ni moo ko symboliser moom mooy Touba ak vision bi nga xamee ni moom la am ci Touba moo tax Touba nekk aussi ville de pèlerinage c'est-à-dire ville la boo xamee ni dañ ko concevoir
pour muy accueillir pèlerinage du n'importe quelle ville moo mën a accueillir pèlerinage tey jii nii bu mosquée bi nekkul woon ci digg bi kon pèlerinage bi ak ziar yi naka lay demee mbedd yi wuti jumaa ji nekk juróom ba juróom-ñaar xalaat loolu noonu. xanaa ñi nga xamee ni ñoom ñooy ay borom xam-xam comme ni mu ko waxee sànq ñu nekkoon ci yoon wi xam ne fii ba ci tey am na planification yoo xam ne du ma ci yegg mais am na lépp luy war a yaatal penc mi bis bu Sénégal nekkee 30 millions wala ñu nekk 40 millions ma nga fa donc yooyu yëpp dafa aussi bokk ci dimension wu màggal gi maanaam dimension wu moment la moment mais dimension wu lieu aussi nga xam ni lieu bi espace ak temps lieu bi koy accueillir dafa am nu mu war a mel dafa am aussi nu mu bindoo nga quartier yi daarul Xuddoos daarul Mannaan daaru ay këru àjjana ay Buqatul Mubaarak ay yooyu nga fay gis kon dafa am aussi loolu Touba ci boppam lu muy symboliser ci vision projet de société wu Serigne Touba mu tax daje fa partager ndoo vision boobu partager ndoo maanaam vision solidaire boobu partager ndoo richesse yi partager ndoo loolu dafa maanaam waxuma sax bépp diine ko soxla en fait man bi ma njëkkee def benn article ci màggal gi 97 dama dem ci benn séminaire benn colloque bu mag boo xamee ni Toulouse la doon xewee daje fa ak ay juif spécialiste juif ak spécialiste chrétien maanaam nga gis ne diine yëpp ñoo bokk. bien sûr nu ñuy construire pèlerinage wala ab daje ci biir diine yëpp ñoo bokk fonction soo doon étudier yeneen kii ba ci Màkka ak yëpp Màkka lu fa suñu mag ñi daan fekki boroom xam-xam yu mag yi bu ñu demaan fa lañ daan daje ba léegi nii colloque yañ daan def entre boroom xam-xam yu jóge ci fu nekk boo demee dafay am parce que maanaam kuréelu diine bu ne dafay soxla benn moment mu dajaloo Arafat day soxla dajeeg boppam xoolanteeg boppam nit ñi découvrir nit ñi jonjonte ci xam-xam nit ñi partagé ndoo ay lekk partagé ndoo ay naan soo ko seetloo këru diine yépp moo la am moo tax dafay dolli force at mu jot day dolli doole tariixa bi day dolli doole réew mi moo tax réewu Sénégal réew mu doy waar la pour man parce que dañu am ci suñu biir loo xamee ni day dundal réew mi te bokkul ci li ñuy mesurer ñoom sëñ Xaadim comme cadre macroéconomie yi nga xam ne moom la ñuy mesurer ak lii xew ci réew mi réellement dafa am décalage waaw macha allah jërëjëf sëñ Xaadim ak docteur Cheikh ci leer am solo xam naa émission ñu ngi sore dama bëgg ñu boole ñaari dimension éducative ak dimension internationale éducative mooy wàllu tarbiya bi ci wàllu yar gi dañuy gis nii màggal gi day am lu muy fàttali yi ñu wax léegi que murid bi mooy ki nga xamante ne mooy ki yaru ki boo ko amee xaalis mu wax mu ne ki am fit ki ba pare ki dal ki mais ñoom ñaar ay contradiction parce que souvent pour moi loolu mooy li gën a yéeme koo xamante ni am na xadar ba mën na lu ne jaral nag lu nekk waaye mu dal ba foog kenn benn kilifa wax rek mu bàyyi lépp xam nga dama murid ndigal xam nga loolu c'est extraordinaire xam nga ko am doole moom il faut que mu am ndigal oto bi dooleem gi ndigal li mooy frein bi parce que maîtrise parce que buy daw 180 ndigalu frein moo tax nga am fitu daw 180 sinon sa bakkan fa lay des les dimensions éducatives boobu loolu la ñu koy joxe waaw jërëjëf kilifa yu baax yi ci yi ñuy jànge ci yéen yar nag ci kër Cheikhul Khadim dañ koy remonter ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que moo ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi waxul yàlla jàngal ma te ma roog ñëpp yàlla yar na ma te rafetal na yarin wi yàlla waxul ci Alxuraan yonent bi roog ñëpp déedéet dañu ko yow daal innaka la ala xuluqin aziim xanaa ko yaru nga sa jikko daal tubarkal moo tax nitu diine ay qualité rek la waaw lu étiquette bu ñu takk ay qualité la ay vertu la ay vertu du lu ñuy sol ah déedéet ay vertu la waaw dañ koy incarné dañ koy incarné ay vertu la yoo xam ne da nga koy inculquer sa bopp waaw processus la kilifa diine processus la waaw nga gis ni kon
yar solo bi mu am moo waraloon yàlla yónni yonent yu bare ngir ñu yar xeet wi ndax yàlla boo ko yarul boo yarul du dugg àjjana nit ku yarul du dugg àjjana nit ku yarul du dégg Alxuraan yar mooy lépp. Cheikhul Xadim dafa nii nee na fa kasratul ilmi bi xayri adabin jalibatun ilal aza wa taabi bari xam-xam loolu te yaruwoo sonn rek daal ni yéen ndaw ñi maa ngi leen dénk ñaar waaw mooy xam ak yaru bi talabil ilmi ma ta'addubi xam ak yaru gis nga Cheikhul Xadim itinéraire bi mu yaree njabootam laa lay jàngal da leen di yar ba ñu jomb xam nga rus baaxul ragal baaxul. rus baaxul ragal baaxul ndax loo ragal fekk yaa ngi koy gis doo def lam lay tere loo rus fekk yaa ngi koy gis doo def lam lay tere waaye nag Seexal Xadiim dafa yar njaboot ba ñu jomb nit day jomb na ci ay der ci sidd la nekk ci deret. beneen dimension la waaw ci ADN bi lay dox jomb. te lay yar ba nga jomb lu bon. gis nga jomb googu mooy jur ngor gis nga ngor moo jur ay vertu moo jur diine amul leneen itinéraire boobu la waaw da ngay jomb nit bu xas ba jomb ñu lu ñaaw bu wéete ko yëpp du ko def moo tax Seex xam daal ne shuhuuri wa ayyaami ghadan li shawaahidu li ma jomb ak li may def weer yi may dund ak bis yi ñoo may seere ëllëg shuhuuri wa ayyaami ghadan li shawaahidu c'est le temps waaw nee na jomb naa lépp ndax bis yi muy dund ak weer yi boo liggéey ñoo taxaw seere waaw ci nekk gi ma nekk jaamu yàlla ak liggéey ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon lu waay mën a xam te yarul amul njariñ dafa am benn borom xam-xam bi naan Ibnul Qayyim yéen a ngi koy dégg. Ibnul Jawzi waaw al-Jawzi imaamu Malikin moo ko yar jàngal ko def na ci imaamu Malikin 20 ans 20 ans bi mu génnee nag di def mel ni point de presse ñu ko sa 20 ans yi noo ko passé muy 18 ans yëpp xam-xam laa nekkoon ci sama wetu kilifa imaamu Malikin mu may jàngal ba alhamdulilah rabbil alamin waaye 24 mois ya ci des nag damaa nekkoon ci wetu mu may yàgg waaye su ma yëgoon le contraire su ma yëgoon 18 ans yi mu def ci jàng xam-xam ma def ko ci jàng ab yar ndax looyam ab yar ko gën Cheikhul Khadim nag fekkoon na fi xam-xam fekkoon na fi am njàng fekkoon na fi lépp waaye nag rasulullahi moo ko wax jahran ca Mbàkke Kajoor ni ko ñi nga àndal yar leen njàng rek doyul rabbi ashaabaka bil himmati Cheikh Mouhamadul Basri bind na ko Cheikh Mouhamadul Lamin commenté na ko gaa ñu baax yëpp commenté na ko ni ko ñi nga àndal yar leen moo tax Seydil Hadji Malick mu baax nga daan yitte mooy yett bunt yitte mooy yett bunt dégg ma la de waaw yitte mooy yett bunt maanaam ab yar muy àgg ci yàlla ab yar dang muy àgg ci yàlla yitte mooy yett bunt léegi nga xam ni yar googu rasulullahi wax alayhi salaatu wasalaam Sëñ Tuubaa ñi nga àndal yar leen rabbi ashaabaka bil himmati moo tax ña mu àndal mu yar leen bañ ñu ner mu xamal leen bañ ñu jar waaw ñaar yooyu Sëñ Tuubaa def na ko ci ñi mu am mooy ab murit lépp day nekk ci moom te boo gisee doo ko xam waaw mooy dañu fexe ba yar bi rek génn ndax ab yar rek am solo ab yar mooy defar am réew te suñu problème ëppul yaradiku waaw mais noonu laa bëggoon wax mais Sénégal ñun imam sëñ Ibrahim ñu Sénégal dañ ñuy boole ci ñi nga xamante ne ñun ñëpp ngay gis tali bi ñaari oto bu na xaw a xoosante wax yi njëkk génn day xaw a kii léegi fan la sooxee ku am Cheikhul Khadim mu jàngale yar mu nekk li nga xamante ne sacerdoce la mais ñun le Sénégalais lambda il est naturellement en tout cas il est considéré comme koo xamante ne yarawul léegi fan la sooxee xam nga fu ma sooxee mooy suñu diine ji dañ ko sël moom waaye naanuñu ko maanaam xam nga ak njullit du ay mbubb moo sol xam nga lislaam li tax mu dikk mooy day defar biir xol lépp solo ci doomu aadama muy xol lay defar mu doo ko feeñ ci biir dafa am benn borom xam-xam daan inna zawahira wan wanul bawatini nee na li feeñ li nga gis nit di def c'est-à-dire que kon ci biir xol la tàmbalee moo tax ak mbaax dafa sori ak mbon dafa sori mooy li ñu Seexal Xadim jàngal dégg guñ ko ba tey dañ ko waxtaan mu dëgg
loolu tax waaw léegi ci ñun la nag léegi bu fekkente ni man mi war a jàngale maa gën a dëgg xala fu nit di xamee bu fekkente ni yow sama njaboot nga wala sama njaboot bu ma nit wooyee téléphone man ko nekkuma fi jàngalu ma ko aw fen ah wala bu diw ñëwee recevoir ko fay waaye bu diw ñëwee nekkuma fi waaw am joxoon ma lii waaye kee ne ko óoma xale bi di ko jël bu ko defee loolu xale bi di ko jël ci yow mu gis ni loo wax doo ko def léeg-léeg nga ànd ak nit ci oto di woo ko mën ko maa ngi Dakar te fekk ma nga biir këram. te du sa bàyyi xel voilà xam nga yow xam nga yi am solo muy nit lépp solo mooy il faut être loyal waaw man da ngay sérieux ak sa bopp parce que looy wax rek jàppal ne njaboot ga nga koy gis ñu ngi koy bàyyi xel te dafay reflété wu tey rasulullah yàlla da ko tagg ci noppam ak li mu dégg noonu la mazaaxal basar tagg ko ci bëtam tagg ko ci léppam ndax lan rasulullahi alayhi salaam du wax lu noonu du ko def Seexul Xadim nag tàngi rasulullahi rek la jël mais njàngale moom Sëriñ Tuubaa jàngale moom la ñu war a inculquer suñu biir di ko dund mais waruñu koo def mbubb sol ko mu yam ca képp Sëriñ Tuubaa loolu indiwu ko fi woon kon ci biir la war nekk léegi dañu war a defal xam nga sëñ Cheikh l'islam daal ay jikko la waaw loolu loo mën a wax ay jikko la Seexul Xadim ku jaxasoo moom doo bëgg a tàggoog moom am na jëmm ju ñëw ci moom indi benn ab jaamam ñëw ne ko kii de sama ab jaam la dama koo indoon bëgg la koo jébbal Sëriñ Tuubaa ni bëri julli ñaar rakka daal ne ko loo wax mu ne ko kii ma àndal sama ab jaam la dama la koo jébbal dama ñëwoon pour jébbal si la ko mun ko boo ko moomee yaa ma moom ndax maa moom boo ko borom allahu akbar koo koy Sëriñ Tuubaa waaw mbër dikk na ci Seexul Xadim wala am na ñaari riwaaya wala ñu indi ko ci Sëriñ Tuubaa ni ko kii am mbër la tund yépp daan na leen mu bëgg nga ñëw ñaanal ko mu daal ni bëri jàpp ci loo xam di ubbi buntu baj jàkkaarloog armée li njaari bi mu ne ko nooy def ak mbër mi fi tër ñii allahu akbar doole des ci dañ ko jaamoo yàlla waaye des ko xeexee waaw koo koy Sëriñ Tuubaa waaw doole dañ ko jaamoo yàlla di ñu Seexul Xadim ni ko sama baay faatu na sama ndey faatu sama nijaay faatu ma bëgg a ñëw fi yow wuutu ci man sama ndey ak sama baay ak sama nijaay mu ne ko toppaatal sama joxoñ bii boo demee nga def jaamu yàlla muy bàyyi nangoo liggéey muy ndey doylu muy nijaay Sëñ Tuubaa ngo sëñ Ibrahima waaw Sëñ Tuubaa ngo macha allah docteur Khadim xam naa émission baa ngi jeex par rapport ak leçon de morale yu am solo je pense que mu génnee ce sont des leçons de morale très fortes sëñ Khadim tout à fait moo tax xam nga ñun dañ ñu enseigner mais éduqué wuñu te suñu mag ñi dañ daan yar muy maam Serigne Touba bi maam El Hadj Malick ku ci nekk muy maam Bu Kunta ñëpp yar dañoo yar seen njaboot ñun dañoo xam yar waaye dañoo bàyyi li suñuy maam moom jël yëf yi maamu jàmbur. dañoo jéggaani. waaw dañoo jéggaani te dañoo jéggaani ba dàq dañoo émancipé dañoo jéggaani nit bay weranteeg ñoom xam nga dama yàlla jégal waaye boo demee faculté ñoom Cheikh bi ngay ku si spécialiste en Baudelaire ñu la kii Baudelaire lay jàngal wala kii Victor Hugo lettres classiques nga bañ a jàngal li say maam suñu maam yi li ñu bind ay ñoom Mbay Jaxate ay Moussa Ka nga xool Serigne Touba bu ko Moussa Ka daan bindal ci arab daka daan xool rek teg ko ba Moussa Ka xamante ni am na lu des ci la mu daan la sëñ bi bëgg ba mu commencé bind ci wolof sëñ bi mbég ba mu àndaloon ndax moom sëriñ bi yaaram la daan wax moo tax mu ko daan bind ci làkk zaman maali ba mu bu jot mën a xëy kii lu ko jot nga xam ni kii ni mu bëggee woon kii ni mu bëggoon ay culture am ni mu bëggoon aadam ni mu yaree ci culture boo xamante ni culture sénégalaise la xam nga sëriñ Tuubaa doone dara lu muy def da koo àbbi feneen dafa indi islam raxas ko ba mu set ci culture arabe indil ñu ko da koo raxas ba mu set ci culture arabe sama benn xarit daf may wax ba mu jógee Màkka ñëw sol ay baylaat ku dugg na ko ah yow xanaa jógee woo Màkka ndax baylaat gi mu sol tellement dañoo am culture boo jógee beneen dimension même pôle vestimentaire mais tout à fait day identifié wu moo tax Sëriñ Tuubaa loolu la njëkk a réglé ci ñun te pour nga mën a def loolu foo nga gëm sa bopp moo tax murit mën la bu amoon baat bu gën a kawee décomplexé parce que moom jàpp na ni lépp sëriñ bi fàggul na ko lépp gëm na boppam amul complexe là où sa morom am alal ne damay dem dëkki New York wala États-Unis yow dëkk tubaab moo lay gënal loolu yëpp c'est-à-dire que am nañu yar mag ñi yar nañu jàngale nañu waaye nag dañoo jël école jàmbur la ñu war doon wax rek ci aventure ambiguë tu vas apprendre en fait l'école des blancs tu apprends à convaincre sans avoir raison
c'est-à-dire que da ngay apprendre yow di mën a convaincre te bañ a xam dëgg alors que dëgg nag ci la ñuy yare dëkk ñun suñu maam yi ceddo yi ay nit ñu baax la ñu woon ñu gëm la nañ ceddo mandikat la buur yi ay sàcc la ñu woon ay reykat nit la ñu woon loolu moo yàq suñu dañoo tubaab bi ba mu xamee ba xam ne mënuñoo gañe dafa bind yàqu ñu mentalement ñu fragile ñu bëri dañoo fragile mentalement ku nekk yaa ngi niru lu tubaab tey say maam kenn gënu leen waaye moom tee na ay maamam di la jàngalu ngay jàng ay lettres classiques man su ma gisee kuy jàng lettre naa la Hugo nii la daan bindee te xamoo say maam yow nañ daan bindee faw nit ñu concentré waat njàng moo yor réew boo ko bëggee defar ci njàng ngay jaar boo ko bëggee yàq ci njàng ngay jaar Serigne Touba nag ñàkk na tool mag ñi ñàkk nañ seen tool waaye seen tool moo war a nekk Sénégal waru ñoo bàyyi muy nekk Touba di nekk Tivaouane di nekk Medina Baye di nekk seen tool moo war a nekk Sénégal gépp war nañu am ay valeur war nañoo jàng war nañu am fit war nañu am teggin ndax ndaw bu amee teggin rek je pense que lu bëri dina ko mën a am. macha allah docteur. waaw dimension bi nga xamee ni moom la indi. ñoom ñaar ñëpp ñu indi ko muy dimension éducative bi ci njàngaleem Sëñ Touba dafa am solo lool. muy wone ne projet de société bi mu tëgg importé wu ko da ko ñëw ancré da ko ñëw intérioriser ko ci suñu société fekk mu xam cosaan yi fi ne. xam yi nga xamee ni moo dëppoo ak cosaan boobu ci biir ci diine ji ñu daal di koy yokk li nga xamee ni bokk ci ñu dindi ko ci loolu moom mooy méthodologie bu am solo bi nga xamee ni moom lañ mais beneen dimension bi ma bëggoon indi xaj na temps bi duñu ko may mooy dimension internationale màggal gi waaw tey jii nii màggal gi ak dimension politique tey jii nii màggal gi même ba ci conférence colloque bi nga xamee ni ñi ngi koy waajal mu war a xew ci fin de semaine bi lu mat 15 pays ñu ngi ciy bokk ay borom xam-xam yu jógee ci pays arabes yeeg yenn pays musulmans yëpp boo fépp foo dem tey ci àdduna murit yaa nga fa fépp fu murit ne màggal ga dana fa ne donc màggal nekkatul aussi loo xam ni Touba rek lay xewe Touba mooy cœur bi waaye nag fépp lay xewe ci àdduna bi mu doon aussi dimension bu am solo du point de vue politique parce que moom rek même jour indépendance dama koy wax 4 avril doo gis opposition ci ginnaaw président de la République fii Dakar doo ko fi gis mais jour màggal foo boo demee Touba ñëpp nga fay fekk ci politique ethnique muy xeet yi muy diine yi muy ñëpp nga fay fekk donc dimension boobu ci réew dafa am solo moo tax ma d'accord ak ñi nga xamee ñooy wax ni suñu réel jour indépendance mooy màggal gi en tout cas mooy li koy célébrer ndax mooy célébrer à la fois suñu souveraineté mais aussi suñu unité booloo gi ñu booloo moo tax férié gi ñu ko def mu jaadu Sénégalais yëpp commencé aussi di ko ressentir comme besoin souvent économistes yi dañuy fi ñuy juyoog ñoom ñun waa science sociale même si ñoom it science sociale lañ mooy ñoom lépp dañ koy tëgg walla xool ko ci koom mais nit du koom rek tey soo xëyee li ñu lay njëkk a laaj mooy est-ce que dinañ la laaj ndax ñaataa nekk ci poos bi xam nga kenn du ko nuyoo nit ndax yaa ngi ci jàmm lañ lay wax donc jàmm jooju li mu ëmb dafa bari jàmmu xel la jàmmu sa digganteeg sa yëg-yëg bi ngay yëg jàmmu wér-gu-yaram jàng dimension yooyu yëpp nag moom la ñu suñu diine tënkal muy l'islam yoonu murit ñëw daal di koy dundalaat ci jamono ga nga xamee ni fa la ca la sokkee ko ca la génne ba tey ñu yegg si fii ñu yegg si mu doon lépp luy symboliser puissance suñu réew loolu rek laa bëgg. jërëjëf sëñ Cheikh waloon na seen émission des grandes conférences Ibrahima nga tëj looy tàggoo mbokk yi. xanaa rek li Cheikhul Khadim wax ni ataani allahu fi ruuhi wa fi jasadi maa laa yuraa li sifati bila tuhami nee na yàlla def na ci loo xam ne sama jëm sama ruux ak sama jëm loo xam ne ginnaaw man doo nañ ko gisaat ci keneen moo tax Cheikhul Khadim jàngalekat la les plus grandes leçons ne sont pas tirées d'un livre mais d'un enseignant Sëñ Tuubaa enseignant la woon enseignant jërëjëf docteur looy tëjee. waaw xanaa di wax ni rek dimension leaderu Serigne Touba. mais li ñu naan lead by exemple. c'est-à-dire que yoon bi mu tracé da cee jiitu. ndax nit
buñ la jiitalee. boo baaxee rek lépp baax. nañuy roy suñu dirigeant dañuy roy ci ñoom. ndax boobaa rek lu bëri dina baax ci réew. un professeur un leader voilà les deux termes yi nga xamante ne suñu conférence yi moom la jël muy koo xamante ne jàng ba xam bay jëfe leader bay ñoddi ñëpp topp sa ginnaaw pour jëm ci kanam voilà des modèles yu efficaces pour que Sénégal jëm ci kanam loolu moon tey seen émission les grandes conférences lu jub ci borom bi la lu dëng ci madame Adama la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu في كل سار وفي سفر